asalaamaaleykum mbokk internet yu SeneNews TV ñu ngi leen di dalal jàmm tey ñu am ay gan yi nga xamante ne ñu ngi bàyyeekoo bien sûr ci hôtel bu mag boobu ñuy woowee teeru bi ñu toll si téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ci wàllu employé yi nga xamante ne dañ leen licencié ñoom nag ñu jàpp ni jaarul yoon tey ñu dalal leen damay bàyyi rek seen coordonnateur mu daal di nuyoo présenté collectif bi ñu dugg ci laaj njëkk bi rek wax ni lan moo tax ñu ne lii di licenciement bi jaarul yoon. asalaamaaleykum mbokk internet yi maa ngi tudd Babacar Ndiaye nekkoon ex assistant achat ci hôtel boobu noonu di teeru bi tey ma jiite téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn yu doon liggéey foofu am CDI te ñu dàq leen fu ñuy njëkkee ci laaj bi mooy lan moo tax ñu ne jaarul yoon. parce que directeur bi tudd François Portiglia bi muy soog a ñëw ci hôtel bi moom dafa xooloon ne kër gi dafa bari nit. ci biir bari nit googu nag képp koo xamante ni woon extra nga mooy ñiy liggéey journalier daf ko arrêté woon. deuxième point bi mooy ku amoon CDD mooy contrat à durée déterminée lié woon la ak hôtel bi su sa contrat jeexee da koy annulé. léegi bi mu dikkee ba situation Covid bi ñëw ci la profito comme wàññi personnel bi moom moo doon objectif am ci biir Covid bi ci la profito pour ne léegi il faut que mu wàññi personnel bi. ci la jëlee décision di war a wàññi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn CDI. voilà ci loolu ñu jàll rek ci protocole d'accord yi nga jàpp ni itamit am na lu ñu fa tënkoon tey lan lañ si mën a am comme ay leeral. waaw protocole d'accord bi daana gisee ak délégué yi ci biir protocole d'accord bi yëpp dafa waxoon père de famille yi nañ dem toog seen kër boobu noonu daf ne leen woon bu leen wuti liggéey toog leen xaar ñu su fekkee ne ñun soxla nañ leen dans les 48 heures danañ leen woo ngeen ñëw pour liggéey si. léegi lan moo tax ñu ne jaarul yoon parce que bu fekkee ne nit ki da nga ko jël ko ne yow toogal xaar ma su ma la soxlaa nga ñëw nga bàyyi ba dernière minute dem gisee ak délégué yi waxtaan ak ñoom nga ne leen kër gi amul xaalis ñun dañu ne jaarul yoon benn bu fekkee ne jaarul yoon nan ngay ñàkkee xaalis dem di réfectionner sa hôtel bi mu ngi toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti nekk ci loolu yëpp def na ci climatisation. ñu xool ne casino bi benn la woon léegi daf ko yokk ba mu doon ñett salle terrasse bi ci biir loolu salle terrasse bi tamit noonu la daf ko defaraat ba def ci benn toiture yoo xamante ni bant yu bees la. am na salle boo xamante ni mu ngi tuddoon salle gastronomique léegi daf ko changé ñu tuddee ko salle tamarin ci biir loolu man bokk naa ci ñi nga xamante ni chaque jour dañ doon dem bureau ñu koy muy signé ay papier. mooy ay bon de commande di signer ay bon de commande kon ñun suñu waxee ne kër gi am na xaalis xam nañ ci dara. ci loolu tamit ñu jàpp ni amoon na soxna soo xamante ne mu ngi nekkoon en état nekk seen biir yi tamit ñu jàpp ni dàq bi jaarul yoon waaye tamit ci wàllu plan de résilience bi nga xamante ne président Macky Sall teg na ko ak 1000 milliards yi nan nga ciy tënk rek ci lu gaaw. waaw lu ma ciy tënk mooy teeru bi ñoom jot nañ seen wàll te lu tax ñu ne jot nañ seen wàll dañ ko teg fu leer ndax président daf ne woon comme situation bi dafa conjoncturelle. ndax bu fekkee ne situation bi dafa conjoncturelle moom dina ci apporter benn soutien nan la ciy apporter soutien hôtel yi yëpp ak entreprise yëpp ku ci nekk di nga jot sa wàll. léegi comme teeru bi ñoom jot nañ seen wàll ñu dugal ko feneen loolu xëy na ñu ngi ciy woo président mu ñëw ci situation bi le plus rapidement possible. beneen point bi may apporter mooy soxna soosu nekk suñu biir ñu xool ne dafa nekk en état de grossesse mu war a toll si juróom-ñaar wala juróom-ñetti weer te état si ñëwoon na décret. ne képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci biir entreprise yoon maytu la ñu dàq la te teeru bi respecté wut loolu yëpp dafa dàq soxna si te fi may wax ak yow nii yaakaar nañ ne du def benn weer wala ñaar mu jot boppam. te ñu ngi ko koy ñaanal incha allah rabbi. waaw ñu jàll rek sama sëriñ ñu bàyyi ko mu présenté wu waaye tamit mu ñëw rek nga ñëw ci sa domaine nga wax ñu tey lan nga gisee li nga xamante ne mooy seen liggéey ak heure supplémentaire yi nga xamante ne daanaka fay bi dafa am noo xamante ne noonu lay demee foofu. salaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi tudd Niokhobaye Ndoye doon chauffeur navette doonoon chauffeur navette ci hôtel bi selon document yi bon comme question bi ni nga ko waxee par rapport aux heures de travail. On faisait 12 heures de temps par jour mais duñu woon ñun rek sécurité noonu la ñu doon def ainsi de suite donc boo xoolee secteur bu nekk amoon na pratiquement plus de 2 heures de temps de plus et ce ne sont pas des heures yoo xamante ni daañ ko fay donc de ce fait pendant tout le temps bi nga xam ne ñi ngi woon foofu di liggéey le teeru bi dafa mës a abusé wu ci ñun bon on ne s'en rendait pas compte xamuñu ko woon
il a fallu que tey lii am ñu dox ay jéego ndax alhamdulilah am na ay nit ñu nekk suñu ginnaaw di ñu guider di ñu wan yoon bi ñuy mën a comprendre lu bëri donc on s'est rendu compte que nii li ñu fa nekk yëpp dañu gënoon a calé que dans les autres entreprises donc de ce fait aussi tam ñu gën a bëgg a xeex par rapport ak tamit ak sunu licenciement bi nga xamante ni c'est totalement abusif. kon jàpp ngeen ne jamono yi yoon dina ci am li nga xamante ne lu mu ci war a def. wóolu naa sunu justice sunu yoonu dëkk. parce que mënuñu nekk ay sénégalais fal sunu président am sunuy ministre étranger jóge fële ñëw bëgg a jalgati loi yoo xamante ni ñooñu ñu fal ñoo fi nekk pour ñu appliquer ko donc gëwuma ni dinañ nangu loolu wóolu naa sunu justice wóolu naa sunu président wóolu naa le nouveau ministre ainsi que ñi fi nekk ñëpp inspection du travail donc du coup man je me sens à l'aise par rapport à ça. waaw ma jàll sama sëriñ rek moom tamit mu daal di nuyoo tamit présenté wu wax ñu rek ci seen délégué yi nga xamante ne wóolu nga leen teg leen fi nga xamante ne moom mooy place su wetu directeur bi ngir mu leen di ñaxtul est-ce que jamono ji jàpp ngeen ni tamit dafa ñu ay njuuj njaaj ba nekk ak directeur bi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Ahmed Diawara nekkoon hébergement service des étages waaw ñun suñu délégué yi franchement mën nañ ni ñoom ñoo ñu fi toogal ñoom ñoo yor suñu voix ñun mënuñu egg ci direction bi di wax yenn action yi ñoom ñoo fa nekk léegi ñoom normalement ñoom ñoo ñu waroon défendre suñuy cause ñoom ñoo waroon def le tout ba licenciement bi ñu teg ko ci yoon mais man je pense que demeewul noonu ñoom ñoo ñu jaay léegi nag dem nañ def suñuy recherche comme ni ko sama collègue bi waxee am nañ ñu nekk suñu ginnaaw xamal nañ ñu lu ñu xamul woon léegi nag li ñuy xaar rek mooy suñu président bi def réaction ñëw jàpp ci parce que ñun ay doomu dëkk bi leen fii leen dëkk. fii leen juddoo fii leen yaroo suñu parents yëpp xamuñu fenn fu dul fii kon nag benn étranger ju jóge fële ñëw fii bëgg a jël suñu lu nu moom noot ñu loolu nag ñu ngi ñaan ñëpp ku si mën a jàpp nga ñëw jàpp ci. d'ailleurs man service bi ma nekk rek xam naa fa lu bari loo xam ni doy na waar parce que am na yoo xam ni. du yoon nga koy teg doomu aadama mu koy liggéey. waaw mooy ci condition de travail yooyu laa bëggoon nga ñëw tuuti. même bu fekkee doo dugg ci détails sax. mais nga wax li fa doomu aadama yi di dund. foofu li fa doomu aadama yi di dund mën nañ suñ ko waxee sax duñ fi jeex tey léegi si tënk rek nit ki mënoo jël benn personne jox ko 25 chambres ne ko yaa koy defar. ak benn nit te ñoo xam ne danoo feebar actuellement ñi fa nekk ñu bari danoo feebar ay maire lañ ñenn ñi am mënatuñ ko. ñun booy yi lañu génnee léegi ñooñu kon nu ñuy def ñun nag soo gisee ñu dugal ci ñooñu mënoon nañu xeex bi ñun dong parce que dañoo licencié mais soo gisee ñu dugal leen ci parce que ñoom danoo sonn tamit te ñoom ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw danoo sonn ñu ngi leen di def le tout nag ba ñu jàpp leen ñu mën a wàññi seen kii bi ñu leen teg diisaayu liggéey bi ñu leen teg. ma ñëwaat ci coordonnateur rek moom it mu wax ñu jamono ji ancien directeur bi ak ki nga xamante ne moo fi nekk nga defal ma comparaison ak loo xamante ne bëgg ko ci yokk. waaw lu ma ci bëgg a apporter rek mooy problème mu délégué yi ci laay bëgg a ñëw parce que bu fekkee ne nit sa aliwu soriwul boo jël yenn décision yi nga dem ba signer protocole d'accord le 29 septembre su fekkee ne direction bi dafa wañ sa loxo mbala ak lu ci munti am. yow ñi la fal war nga mën a ñëw nga rendre leen compte ne la gisee nañoo ak direction mais lii lañ wax mais comme ñun yëguñu nga dàq 126 chefs de famille ñoom yëguñu tinuñ ba ñoo xamante ni dañu nekk chômage technique nga woo leen ci jour bi ñu ñëw ñoo xamante ni tamit dañu nekk ci biir service bi man mi wax ak yéen dama xëy dem liggéeyi 14h30 la ma directeur woo ma dem bureau mu ne ma dañ lay dàq. ce qui dit que ne loolu teguñu ko fenn kon loolu point boo xamante ni mën nañ jàpp ne abusif la parce que amuñu préavis yaakaar naa ni nit ki boo koy dàq war nga jox préavis. pour un mois pour mu préparer boppam. léegi beneen affaire bi fi may ñëwee mooy problème mu directeur bi yaakaar nañ Olof Ndiaye nee na lu am ci kër gi mos a fi am suñ ne lu ko fi indi dañu naan gan gi moo ko fi indi 126 personnes téere bi ñu ko créé depuis 86 ba léegi. yaakaar naa licenciement 126 personnes c'est une première kon dañu ne directeur bi muy François Portiglia dafa ñëw pour wàññi personnel bi loolu moom moo ko fi indi moo tax mu profito
ci Covid bi pour wàññi personnel bi waaw loolu lañ ci bëggoon a àddu. te Covid bi aussi booy seet ministre du travail am na yoo xamante ne tegoon na ko comme heure de travail yi nga xamante ne teg nañ ko fii dañ ko wàññi woon est-ce que moom daan na respecter loolu ci li nga xamante ne mooy boobu hôtel. waaw loolu tamit beneen point boo xamante ne mën nañ ko considérer comme point abusif parce que bu fekkee ne da nga wàññi paiement bi ngay fay nit ñi 50% ñun suñuy bulletin bi Covid bi duggee ba léegi mosu ñu jot bulletin. kon est-ce que sax mën nañ wax ne est-ce que ñun sax 50% lañ ñu doon fay est-ce que fay ñu moins de 50% loolu tamit question bu jar a posé la te président joxoon na benn fonds boo xamante ni muy programme de résilience bi 1000 milliards ñoom jot nañ seen xaalis je répète xam naa ci loolu parce que am nañ ay sources yu sûr yoo xamante ni ñoom jot nañ seen xaalis beneen bi mooy président signé woon na dëkk pour wax ne bu kenn dàq jigéen ju wérul yow nga def loolu. beneen bi mooy lu tax ñu ne licenciement bi c'est sans fondement yow nga dàq nit ñi ne amoo xaalis nga dem defar sa kër ba mu rafet ku amul xaalis nu muy defaree këram kon loolu c'est sans fondement te loolu tamit dinañ ci dellu si incha allah. voilà ñu jox rek ñoxo baay mu daal di ñëw jamono ji seen liggéey ci wàllu chauffeur gis nañ ni metti na foofu ci hôtel bi lan nga jàpp ni tey boo koy fàttaliku ci lu metti la fa employé di dund lan la. bon ñun suñu côté chauffeur mën naa ne dañ nekkoon chauffeur nekk bagagiste nekk réceptionniste ndax da nga daan jëli client aéroport di nga def fiche de police di nga def bagagiste yóbbu ay bagages dans les chambres yamuñu foofu yaay def traiteur yaay def voiturette donc te dama ne ñun daanaka si ñu gën a seddale lañ bokk kii par exemple étage la nekk mais bu loo waxee te condition de travail yi mu doon liggéey da nga naan mënul ne parce que moom da doon sentir danger sax ci boppam. donc muy loo xamante ni lu dramatique la donc liggéey bi yomb fa woon bëgg liggéey bi moo taxoon ñu ko doon def parce que liggéey boo koy def te amoo ci amour du sotti mais on avait ñun ñi toog ñëpp l'amour de ce métier mais nit ñi fa jëlee metti na méttiwaay boo xamante ni tey bu ñu doon wax sax naan kii xol bu tàng moo tax muy wax alors que c'est une réalité di li fa am. voilà léegi looy tëjee rek laata may jox sa camarade. waaw lu ma mën a tëjee damay njëkk a wax sama ñiñ fa bàyyi ak ñi nekk ci yeneen hôtel yi. que ni combat bi du pour uniquement pour ñu jot suñuy droit mais c'est plutôt pour le monde du travail de l'hôtellerie mu améliorer par rapport ak employés parce que hôtel bu fonctionner c'est grâce aux employés te employé boo gis liggéeyam mooy dignité am te ñi ngi commencer di bafouer suñu dignité di ko jiiñ coronavirus même si le milieu est un peu difficile mais tey hôtel yu mel ni comme Terrou bi ils n'ont pas à se plaindre par rapport à la situation parce que comme kii ni mu ko waxee lépp lu état amante woon ak seen diggante wàccoon na ak moom donc au Terrou bi de respecter les lois en vigueur au Sénégal na respecter les Sénégalais mettre ñi dans des conditions yi nga xam ne loolu la suñu état wax. voilà léegi ma jox sama sëriñ moom tamit mu daal di tàggatoo waaye tamit mu wax ñu rek lan lay xaar jamono ji ci boobee njiitu hôtel. waaw man li may xaar si moom mooy comme ni ko sama collègue bi waxee rek mu respecter ña fa ne ñun d'abord ñoom kenn waxaale wuñu parce que ñoom mettre nañu en quarantaine ñu respecter ña fa ne jox nit ñi droit de l'homme parce que c'est très important lii Sénégal rek la am de soo demee yeneen dëkk yi kenn benn étranger suñu ñëw dëkku jàmbur bëgg la noot bëgg la teg yoo xam ne du yow na respecter ña fa nekk xam nit ñi danoo am àq man loolu rek laay tëjee ba pare di nuyu ñëpp di leen ziar yéen ñi. voilà coordonnateur nga wax ñu rek yooyu sa kàddu gu mujj ci bile émission waaye tamit nga wax ñu ba fan la leen xeex bi jaral jamono ji ngeen yóbbu ko fa. waaw balaa may ñëw ci loolu rek dama bëggoon a indi yeneen point tuuti rek ci ay leeral ñun li ñu gën a métti ci signature de contrat yi dañ koy wax parce que bu fekkee ne da nga ñëw pour signer contrat bi am nga droit nga yóbbu ko lire ko parce que am na ñoo xamante ni ñëpp jànguñ boo ñëwee di signer dañuy taxaw ne la signer léegi yow xamoo li ngay signer parce que jànguloo ñeneen ñi jàng mën nañ signer buñ gisut lu leen arrangé tu signes ou bien apprendre ou bien nga bàyyi noonu. léegi deuxième point bi mooy ñun suñu biir am na ñoo xamante ni seen jabar dafa nekk en état te xaalis bi ñu waroon a jël pour dem yóbbu seen jabar ñu faju ji xaalis boobu banque bi da ci teg loxo parce que bu fekkee ne employé da ngay liggéey yoon may na la nga dem uti xaalis banque parce que da ngay dem def prêt yóbbu ñu signer la autoriser la ko boo demee déposer ko banque ci loolu ci ngay amee prêt mais bi ñu dàqee nit ñi dañu jël xaalis bi virer ko banque ñu ci bari banque bi dafa téye seen xaalis kon amuñu dërëm te fàttali ne ouverture yi jot na ñoom dañu am njaboot
war leen inscrire war leen jëndal fourniture war leen jëndal lépp war a fay courant war a def lépp te 50% lañ leen doon fay ci biir corona bi ñu fàttali ko bu baax. deuxième point bi mooy lan bu fekkee ne nit ki da nga koy liggéeyloo nga dàq ne yow da nga bëri nit yaakaar naa waroo jëlaat nit ci gannaawam te actuellement ñoom ñu ngi jëlaat nit ñi suñ gannaaw loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. beneen point bi mooy dañ lay signaloo contrat nga doon chauffeur mbala nga doon livreur yow beneen poste ngay occupé au niveau de l'entreprise. léegi nag ñun lu ñuy tëjee mooy ñu ngi remercier SeneNews bu baax di leen gërëm di wax état ne ko na protéger employés yi au niveau de tous les entreprises. parce que bu fekkee ne nit day jógee fële muy comme ñu jël exemple comme François Portiglia mu nekk suñu directeur jógee réewam ñëw fekk ñoo xamante ni ñu ngi seen biir réew mu bugg leen noot loolu du sotti ñu ngi ci woo président di ci woo ñëpp ku ci nekk daal ñu xam ne combat bi c'est un combat boo xamante ni c'est individuel. ñun nag lu tax ñu jël ci suñu di ci waslu suñu àq parce que am na ñoo xam ne mënaluñ seen bopp tey buñ jàqee xamuñu fuñ jëm buñ jàqee ñoom yaakaaruñ lu may dem toog parce que liggéey bi buñ xoolee ci code du travail bi mu basé wu pour dàq nit ñi code du travail boobu dañ ne premier article bi mooy le travail c'est la dignité nit ki mun nga ko jox milliard mais milliard mënul jënd dignité. parfois dañu naan booy bi nii booy bi naan di am lu ñuy wax bu fekkee ne ñun ci luñ nekk ñi ci bëri dañ ne nañu noppi ñun duñu noppi parce que dinañ ko yóbbu fu ñuy njëkkee ñoom nee nañ inspecteurs yi ñoom ñoo leen autorisé pour ñu def licenciement bi ñun dinañ dajeek ñoom fañ wax ne inspecteurs yi ñoo leen ko autorisé ñu jox ñu liste bi benn parce que critères yi ñu wax ne respecté nañ ko am na ci ñu biir tamit ñoo xamante ni ñoo gën a ancien ñoo gën a ancien fuuf seen yenn collègues dañuy xool nit ne ko kii dañ ko war a éliminer ñu jël kooku dàq ko am kuñ fa bàyyi loolu ñun xam nañ ci dara. chiffre d'affaires yi aussi li ñu ne dañoo nekk économiquement dañu daanuwuñ parce que buñ fàttali ko at wala ñaari at ci gannaaw am nañ yenn campagne yoo xamante ni ay canadiens ñoo fi ñëwoon loger hôtel bi kenn au niveau national amul kenn koo xamante ni yow yaa ngi fay loger canadiens yi ñoo fi loger woon def nañ fi presque 2 ans. noonu mën a ñëwee di loger nit ki nga koy fóotal di ko jox muy lekk pendant 2 ans nga toog a toog 2020 nga ne yow amoo xaalis yaakaar naa ne loolu yëpp c'est un licenciement boo xamante ni c'est sans fondement. D'accord voilà di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itamit mbokk internet yi ñuy safoo di teewlu ci www.senenews.com di leen jox dig daje rek ci yeneen jotaay ci ay waxtaan yi nga xamante ne askan wi rek la daal di soxal jërë ngeen jëf. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube SeneNews. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications et si vous aimez la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.